asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu àndaat ak yéen si seen émission ak beneen xeetu togg tey nag dañ leen di indil si curry yi série curry yi donc dañu indi beneen façon digoon naa leen ko bi may defar ay curry ak yooyu tey nag la ko yàlla dogal li ñuy defar mooy curry thaïlandais donc curry thaïlandais moom du dara comme lu dul rek mel ni nga ne suñu cu après ñu yokk si ay yeneen ingrédients ak yooyu donc sans plus tarder lii nag moo siy dem dinañ soxla ku nekk ndawal bu la neex d'habitude man damay jël yàpp xar ma def ko mais tey beneen version laa indi muy boo xamante ne boulette la boulette wu yàpp donc dama jël mélange yu yàpp xar ak bu nag laa mélangé donc def boulette yi après dinaa leen wax ni ma ko defee léegi ñu daal di soxla aussi tomate fraîche ak tuuti tomate concentré ñu soxla aussi légume ku nekk légume boo am man ñëw naa raid ki waañ bi yëpp dugg fa xool lu ne gis naa fa carotte am naa fa aussi green beans mooy haricot vert voilà haricot vert am naa aussi chou pommé yore aussi patate douce ñaari façon laa yore yor fi aussi ay poivron ak soble suñu épices yi nag dinañ soxla tuuti curcuma dinañ soxla paprika dinañ soxla curry boo am rek man dama jël curry bi nga xam ne goût bi c'est pas fort noonu parce que bu kiyee pas bu Sénégal bi mais bu indien yi mooy madras curry moom laay utiliser man parce que boobu laa gën a mën a supporter que beneen façon curry boo xalaat donc dinaa soxla aussi laurier dinañ soxla aussi comme niñ ko waxee rek comme dañuy def tomate tuuti basilic dinaa soxla lait de coco dinañ soxla aussi sel poivre ail ak defe naa loolu rek la ñuy soxla kon nag du ñuy def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah voilà gis nga damay ñëw gis ngeen defuma si diw bu bari parce que bëgguma ko saaf lu kii bismillah waaw gis ngeen ñu ngi commencé seppi boulettes yi gis nga duma ko bàyyi sax ba mu ñor xomm fii comme dama koy dugalaat après ci cin bi ku mu neex mën nga ko bàyyi saaf ko ba mu ñor xomm fii mais man tey duma def loolu gis ngeen ñeneen ñi aussi am nga possibilité bañ ko saaf tëmbal ko ci biir sauce bi te dafay neex toujours ba léegi donc mi ngi noonu daal waa gis ngeen fi mu nekk nii dama wàññi tuuti ci diw bi ma doon saafee looloo tax ma bëggoon saaf feneen def ci à peu près booy xool nii ñetti kuddu kii lay doon ñetti kuddu yu cuillère à soupe moom laa jël def ko équivalence pour diw léegi damay daal di ñëw rek xaw a rosi tuuti yenn ingrédients poivron soble ak kii waaw moom laay def nii juste rek pour mu xaw a neexal jox diw bi xet jarul ñuy xaar muy lax ak bagage yooyu déedéet léegi ma daal di ñëw def sama épice donc dinaa def curcuma moo nekk nii ma def aussi sama curry baa ngi nii madras mooy curry bu saful bi def aussi sama basilic ak paprika bi bismillah léegi nag épices yi la ñuy jéem a togg nii juste pour yee goût bi moom la ñuy yee nii donc bu ma commencé xeeñtu épice bi nii rek ma daal di def aussi sama tomate yi tomate fraîche tomato paste ak aussi tomate njamb bi aussi ma def ko si tomate bi du ma def lu bare lu yem rek laay def parce que dama siy defaale aussi beneen bi bu njamb bi gis nga jusqu'à présent fii nii yëpp mook suñu curry mook suñu kii cu daanaka benn lañu à part curry bi nga ci yokk rek maa ngi xeeñtu curry bi voilà léegi ma ñëw def ci tomate njamb bi moo nekk nii bismillah bàyyi mu ànd ak moom dog tuuti rek ma daal di koy njuluk léegi nag après commencer xolli suñu ay légumes ak yooyu pour def ko ci incha allah gis nga léegi ma def ci tamit sama laaj dama am lu may réserver pour nokkos bi
donc bàyyi ko fii pour quelque chose comme ay 1 minute yooyu rek ma daal di ñëw incha allah daal di njuluk nag léegi bu ko defee nag ma daal di ñëw lijjanti comme li ma leen wax rek dagg sama kii sama légumes yi def si. maintenant su fekkee ni ki nga xamante ni dafa yàkkamti yu graaw yooyu gravement comme li ma leen di wax comme dañ si def tomate dafay xaw a ralentir cuisson wu légumes yi da ngay jël sa benn ndox par exemple bien avant sax ngay commencer nga jël beneen récipient nga def si ndox daal di siy def tuuti sel donc jël say légumes def ko foofu bu ko defee yow soo defee étape bii nga xamante ni da ngay dogal tomate yeeg yooyu même liquide boobu ngay jël pour njurugee ko donc loolu day dagg cuisson bi carrément nga xamante ni taf nga jóge fa laa lay wax nii donc tey jii defuma ko mais parce que am naa tuuti temps rek bien que yàkkamti naa mais defe naa dina baax incha allah voilà njulug baa ngi nii voilà gis nga ki nga xamante ni par exemple dafa jël ndawal ci boppam du boulet du lenn loolu lay utiliser moom tamit daf koy daal di rosi xam nga xaw ko dooreel tuuti rek jarul muy doore comme si bu fekkee da ngay togg ceebu yàpp ak yooyu mais juste pour rek nga xam ni jus yi day nekk ci biir léegi boo defee loolu ba nga xam ni yàpp bi xaw na am tuuti couleur nga daal di jël tomate fraîche bi si ngay def nag étape yi ñu def nii yëpp nag donc loolu ma sànni woon ko fa moo kiy def ginaar yëpp c'est la même chose même yëf ngeen di def donc ñu daal di ñëw assaisonner tuuti gis ngeen ñu def suñu mélange d'épices gis nga tuuti rek laay dem pour le moment parce que xaw ma affaire yi nu mu demee ak yooyu ñu def aussi tuuti sel bàyyi donc nii daal lañ koy tëjee le temps ñuy ñëw defar suñu légumes yi bu ñu ñëwaatee dinañ leen wan suñuy def légumes yi incha allah. voilà gis ngeen nokkos bi dañuy commencer laaj laa doon dëbb fii moo tax raxasuma ko defuma dara parce que dama bëgg toujours guwu laaj bi donc ma jël même ingrédients yi nga xamante ni moom la ñuy def ci cuub bi moom laay yore nii mu nekk poivron yi ku nekk bi nga am man dama yore fii rek 3 couleurs yi nga xamante ni dañ doon commencer lax sama loxo moo tax ma dagg leen nii donc ñoom laay jël ak soble bi daal di koy def dinaa jël aussi tuuti kaani nga xam ni c'est optionnel daal di koy def dama koy nokkos ba pare am na lu ma fejet daal di teg fële loolu moom la ñuy def ci biir cuub bi donc cuub bi jarul muy bëri soble bëri yu graaw yooyu noonu quoi man benn soble bu mag laa jël def moitié bi dagg ko fejet ko def ko ay dés après daal di jël poivron yi ngeen gisoon noonu bu si nekk moitié am laa jël dagg lenn li bi yeneen moitié yi ma jël ko nokkos ko donc maa ngi jël aussi kaani selon votre goût mi ngi nii ma am fi aussi ay tomate gis nga cerise yoo xam ne dañoo lax ba nga ne ma lii lan la damay profité rek def ko comme ça ma recycler ko nga xam ne du ma def gaspillage daal léegi ma daal di jël tuuti poivre noir ma def si c'est selon votre goût toujours rek daal di jël tamit tuuti suñu mélange d'épices bële def si gis nga tuuti rek laay def parce que xamaguma sauce bi nu mu safee voilà rek ñu nokkos juste comme régulier nokkos ku bëgg poireau mun nga ko daggaale nga def ko si wala nga tëmbal ko man dinaa xool su ma ko amee ma tëmbal ko su ma ko amul nag ma xam ne noonu la quoi gis ngeen dañuy jël nokkos bi rek def si cin bi lépp du ma ko réserver wala lenn bismillah pour légumes yi tam am goût gis nga toq rek laa si bàyyi lu may def si soble bi juste le temps may xaar légumes yu pare ñor ak yooyu nga xam ni ñoom tamit dama leen di jox head start daal maanaam dama leen di aider pour goût yi mën a commencer dugg si ñoom dès à présent. gis ngeen comme li ma leen wax sànq rek soble baa ngi nii rek dañuy jël nokkos bi rek def ko si voilà nii rek lañ koy bàyyi le temps ñuy nettoyer ak yooyu. après bu ko defee ñu daal di ñëw xool suñu légumes su ñoree rek dañuy daal di seppi daal di def soble bi defaale aussi kii bi boulettes yi tamit si biir pour ñu gën a togg tuuti après nag ñu daal di ñëw daal di yàq bu soobee ki maye incha allah. gis ngeen léegi dañ siy def suñu soble ñu ngi noonu gis nga kii bi xaw na dang tuuti mais c'est pas grave parce que après damay layandi bool bi pour def si ndox bi incha allah.
gis nga soble bi tax koo bari bu leen fàtte dañu nokkosoon aussi gis nga ma daal di jël léegi suñu boulette bismillah def ci voilà gis nga léegi nag booy yëngal da ngay def délicatement comme ça doo tas boulette bi gis nga suñu bàyyee nii ba ci kanam ba mu baax tuuti ba mu leer ñu ni affaire yi yëpp dugg na ci biir ak yooyu donc ñu daal di ci def suñu haricots yi ak kii bi comment ça s'appelle ak carotte bi nga xam ne dañ ko dagg ki nga xam ne amul carotte bu ñu dagg bi noonu mun nga jël sa carotte nga dagg ko wala nga tëmbal carotte yow yaay xool rek lu la neex après loolu ñu daal di ci dagg jël suñu powu kii aussi suñu powu coco lait de coco daal di koy sotti ci biir donc foofu la différence bi nekk daal ak curry biñ ci yokk donc nii rek la ñuy bàyyi mu daal di bax tuuti rek après ñu daal di ñëw indi yeneen ingrédients yi incha allah buñ koy def dinañ leen wan. voilà gis ngeen fi mu nekk nii li may def mooy damay daal di ñëw def kii bi nee naa café sax man daal di ñëw def kii bi coconut milk bi muy lait de coco bi voilà. gis ngeen suñu lait de coco bi nu mu mel dafa sedd ba nga xam ne dafa coagulé mel ni genre crème yooyu noonu donc mais alhamdulilah gis nga nii rek laa koy jël donc du crème de lait bi la lait ci boppam la mais seddaay bi moo ko def gis nga mi ngi nii léegi damay daal di jël aussi gis ngeen suñu carotte bi nga xam dañ ko dagg ak suñu oignon kii haricot vert bi dagg ko donc loolu noonu ci kanam tuuti après bu ñu demee ba nga xam ne léegi ñu pare ci laay fejet tuuti oignon vert rek daal di ko ci sànni pour tuuti fraîcheur encore daal nii la ñuy def rek bàyyi ko mu bax ak moom gis nga buy bax nag nii lay def commencer couleur bi nekk leneen beneen façon mais goût bi moom macha allah dina neex loolu essayer leen ko daal donc nii la ñuy bàyyi daal xam naa bu ñu ñëwaatee ak yéen mooy incha allah bu ñuy yàq bu soobee ki maye donc dañuy bàyyi yëf yi commencé ñor nii le temps ñuy dem nettoyer waat encore ak lijjanti yeneen affaire daal incha allah jaa ngeen jëf. voilà mbokk jullit yi mbokk taalibe yi seen recette mi ngi woon nii tey ñu indiloon leen li ñuy wax cu boulette boo xam ne bu thaïlandais cu curry bu thaïlandais voilà donc tey moom lañ leen indiloon j'espère que di ngeen ko essayer vraiment neex na trop comme li ma wax ci biir émission bi rek ku am ndawal mun nga ko utiliser ndawal boo am mën na bañ a nekk boulette donc tey jii nag émission bi ñu ngi koy jox les grandes dames de chez Bilo di ko jox aussi képp ki nga xam ne rek yow yaay safo chez Bilo wala émission bernde ñu ngi leen koy jox aussi di ci cité suñu sœur mu nekk soxna Rama Kebe ak aussi soxna Ulay Top moom tamit jox nañ ko ak sama caméraman bi nga xam ne tey jii moo nekkoon ci ginnaaw muy sëñ Alioune Sine nga xamante ni borom Daddy Coming to America comme niñ leen ko waxee woon rek le 15 février incha allah ci lay génn ñu leen di wax bu leen ko raté neex na trop xam naa ni donc ñun daal nañ ko def te saa neex moo ci nekk aussi donc loolu mu nekk loo xamante ni ñu ngi koy waxaale pour ñu mun ko jàppale parce que ginnaaw image yi nga xamante ni yu yanj yi ngeen di gis chaque fois moom mooy nekk ci ginnaaw moom ak sëñ Madiama ak soxna Fatou Bousso donc dina jar ñun ñu jàppale ko noonu donc loolu noonu su génnee nag dafa am fu ñu koy seetaanee loolu dinañ ci ñëw après incha allah di leen wax ni vraiment essayer leen recette bi neex na loolu macha allah di leen wax ni bu leen fàtte di abonné wu te ki nga xam ne abonné na mi ngi seetaan te abonné wul bu abonné bu mu fàtte aussi di appuyer ci cloche bi parce que loolu moo koy notifier ci lépp loo xam ne rek dugal nañ ko di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu recette encore di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah. soxna si yow yaa nekk koo xam ne yow yaay njëkk seetaan
daal di Captain America yow loolu lan nga yëg. waaw loolu question boobu nag dinaa si sawar tontu loolu parce que honneur bi moom macha allah je suis très 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 flattée ba nga xam ni yàlla dogal na ñu bokk si ñi ko njëkk a seetaan mais macha allah di nga reetaan ba dootoo deseeti ngaam laa lay wax nii xam naa ni daal ki nga xamante ni dafa demoon journée metti loolu. Je vous conseille et suggère vivement pour ngeen seetaan ko nekkul ni parce que dama xam ki ko def ak yooyu mais c'est juste que dafa reetaan lu daal neex na trop te am na aussi jàngat yoo xam ne dinañ ko si def mais dina la détendre daal loolu laa si mën a wax daal moom daal dama leen di conseiller rek. léegi yow loo waral yow nga dégg saraan daal di Captain America mais naka la demee noonu ba nga dégg ko saraan parce que film bi génnagul. waa dëgg la li tax ma njëkk ko seetaan te film bi génnagul c'est parce que ñun dañu bokk ci ñi nga xam ne dañ doon visualiser yëf yi doon ci joxe aussi suñu point de vue ci côté je sais pas contenu peut-être ak technique beeg yooyu ak tamit xam nga ñaari bët kese du doy léegi il faut nga soxla koo xamante ni moom fekkeewul bi ngay tourner affaire yeeg yooyu nga xam ni dafay neutre ci yëf yi kooku dina la mën a dimbali ci yu mel ni ki noonu ba pare nag bul wax nag xam nga li ñuy wax kii xalam di si jaaya barke ba yaay borom donc faaw ñu mën a am loolu moom moo ngi loolu daal moo nekk gis nga coulisses yu chez Bilo yooyu de la ñuy baax yooyu la ñuy tegal donc man daal moom dama naan wiiw rek